dikkati naa élection locale yi day recours yi tagee nanu ne Tribune yéene kaay daal di ma tay laa lay xamal nag lan moo waral blocage yi daal di am nag ci élection locale yi ndax nag recours yu préfet yi ak yu sous préfet yi ba tey France daal di xidéem kenn xamu ci lu leer laaj ba samp da di benn na commandement territorial bii amoon na qualité daal di agir ci mbir mi waaye lañ doon xaare agent judiciaire bu état bi ndax def na ko ci mbir mi ba mu mat yéene kaayub des médias bi daal dina ma boo moytuwul nag lépp luy recours am ci élection locale yi te gaa yi daal di koy def daanu ko gàntal waaw dàq rek vox populi daal di may xamal ne booba nag waa Benno Bokk Yaakaar ñu ngi leen bàyyi ak seen cëggal guy ñuy def la leen neex ci réew mi te kenn du ni mbuu kenn du ni mbuqi yéene kaay bi daal dina ma xoolal ma élection locale la am ca Mbàkke ñaari jigéen la ñu toppanteel ci liste bi mu di Diop Ndiaye ak Marie-Janine Mendy yéene kaay bi ne ma ñaari soxna la nekk ci 34e ak 35e position loolee nag ñu daal di koy gàntal daal ni erreur la de bonne foi gëm sa bopp ne du dëgg du erreur gaa yu bugaan gay dani ci yéene kaay bi di vox populi ne du dëgg laa ni la du erreur te bu dee erreur la it erreur la boo xam ne dee su ko baale ndax ñoo ko tey waa gëm sa bopp ca Mbàkke ne daañu dagati ba cour d'appel bu dee loi bi nag daf ni leen seen délai bu saisir ko daal dinay weesu en tout cas la xew sa Mbàkke doy na waar gëm sa bopp ne moo tax ñu war a defub recours nag te daañu ko def critique yéene kaay ne élection locale daal loo ci mënti dégg dara du ci yomb diggante Ndakaaru Ziguinchor Thiès Saint-Louis ak Touba 24 heures yéene kaay xamal ma ne ville bu Ndakaaru day Pape Diop ma nga fa fas ko yéene nag yóotu bu baax a baax moo ne day Pape Diop 24 heures ne ma bu dee ci noppeg cell lañ ko daal di xamee ku xarañ la ci wàllu politique te na mu yore woon Ndakaaru firndeel na ko di koo xam ni Abdoulaye Wade moo ko yar ci peggam nampantal ko ci wàllu politique moo tax yéene kaay bi daal di may xamal ne fas yéene suul Pape Diop ci élection locale yi wala it ci langu politique yi du luy mën a ne lan moo tax ñu gëj koo gis ci média yi wala it ay kàddoom gët fee jib 24 heures yéene kaay sampub laa ci Papa Diop source aanema booba nag contentieux yaa ngi mel ni tulleeg maale diggante defar sa gox bu Adama Faye ak Benno Bokk Yaakaar wàllu couleur ba mooy seenug jafe-jafe te dafa mel ni dëgg nag Antoine daf ko bëgg a jox waa Benno Bokk Yaakaar Adama Faye ne du ca dal tey du ca dal ëllëg moo ne day article L 287 dafa mel ni nag gaaya la jox dëgg ñoom waa Benno moo tax it waa Wallu Sénégal bu maître Abdoulaye Wade bañ bëggee démocratie gëm sa bopp Bougane Gueye def ni leen déet jaru ko article L 287 la mu wax yoonu réew mi loolu lay ànd ak yéen bàyyi naa leen ak seeni couleur moom parti démocratique sénégalais booba ma nga ca guuta maître Abdoulaye Wade fas yéene seyal secrétariat national bu parti bi Saliou Dieng ak i gaayam yat wa dal na seen kaw dafa mel ni 24 heures yéene kaay daal di may xamal ne yat way dafa ko dal ci kaw Abdoulaye Bibi Baldé Tribune yéene kaay daal di may xamal ne ña nga xam ne ñooy syndicat ya nekk ca poste xam leen na ni appuyage moo am foofee caxat-caxatee alalu askan wi Abdoulaye Bibi Baldé ki gaayam ñoo ko def boobu l'évidence yéene kaay di ma xamal ne Omar Sarr de ni ki démb ci assemblée nationale waxam ya ca boppam la gaay yi gëmul booba Serigne Bass Abdou Khadre ci 24 heures yéene kaay ma ngay xamal murit ci ne leen bu leen benn politicien dugal ci tentative yi politiciens yi ci boppam ñoo ko jarul vox populi ne ma moom kay Serigne Bass Abdou Khadre xamal na murit ci ne leen dëgg mooy bu leen benn politicien taxadu du Serigne Touba l'évidence yéene kaay mel ni ku naan jaruñu ko de xoolal ma waa aar sunu moomeel la ñuy njortal baykat yi njaay ak njëndum gerte mi tàmbali na campagne ba gaa yi ne boo moytul bon impayé yi dina amati ci réew mi le quotidien ne lan moo waral ñu yokk suñu mburu national yi juróomi dërëm yokku nañ ko ci kilo mburu le témoin yéene kaay ne lépp yokk ci blé bi ak yeneen nguur gi nag daal di jàpp ne askan wi war nañ cee dugal seen loxo ñoom it daal di yokk juróomi dërëm ci njëg li yéene kaay bi dama boo moytul day mburu mu xoyom mi fajar nguur gi dina ko xañ ñu bari booba njàng meeg njàngale mi ma nga ca guuta libération daal di may xamal ne ngir door UCAD moom yoon joxu ko dëgg ci ñetti étudiants yi nga xam ne dàq nañu leen ci université ba yoon nee na ko ñetti étudiants yi nan tàmbaliwaat njàng mi le quotidien ne ko université ba nekk ca Bambey jafe-jafe démb amoon na fa moom it ca étudiants ya seen digganteeg takk der ya la woon lu ëpp ñaar fukk ci ay étudiants ñu daal di leen fay jàppee booba seen syndicat yu jàngale yu kawe yi ña ngay menacé ne boo moytul daañu dem ci grève le quotidien ne waa SAEMS ak waa CUSEMS ñoom nee ñu alxamis gii daañu dem ci grève Sud Quotidien daal di may xamal ne Sénégal dafa nekk ci guuta nekk ci jafe-jafe social bi yëngu na waaye njàng meeg njàngale mi daal dina yëngu ñoom ñëpp ngi takk seeni kaaka fas yéene dugg ci grève le quotidien ne ma Cheikh Mbow bu COSYDEP day ma ngay woote nag ngir ndongo yu mucc jafe-jafe yi nga xam ne am na diggante jàngalekat yi ak gouvernement gi Le Soleil yéene kaay ne ku wax lii wax la ca des waa njàng meeg njàngale maa ngi ñaxtu booba nag ña ngay tumurankeel suñuy doom di leen sonal kun dàqee ci public ba yaa nga jëm ci privé ba privé boo bee daanaka xoj la rek waajur yi ña ngi cay bëgg faatu weer wu dee la ngay fay ca l'école ba cher na lool boole ceeg jox sa doom mu paas jox ko mu lekk defal ko ay cours de renforcement soo moytul Le Soleil yéene kaay ne ma ay assises daanu ko amal ngir réguler nag joyanti bu baax a baax secteuru njàng mi ndax la ñu bëgg teg askan wi attanuñ ko critique yéene kaay ne ma lañ bëggoon teg Mamiko ni ki démb day antuwul ñeenti waxtu daal dinañ ko koy déglu ci coowal Miss Sénégal gi bàyyiwaat ko moom Mamiko mu ñibbi këram réew mi ko dijee ne ma boobu
bu Ndakaaru ma nga xat ba mel ni maar day taali cey ku ñuy tàqaleeg emballage vox populi ne ma ku ñuy tàqaleeg coronavirus doon nap laaj de ndax IRSF ma ngi may xamal ne juróom-ñaari cas omicron am nañ ko direct news ne ma waxtu woowu CTE centre yi nga xam ni foofee la ñuy fajee ñi am wopp coronavirus ña ngay ñaxtu nee na lañ leen yoreel ci ay ndàmpaay bari na ba jéggi dayoo te boo moytul nag daanu yëngu-yëngal neewoon naa leen réew mi yaramu màggat la foo lamb day metti bu leen fàtte ni coronavirus it mi ngi ci réew mi te day faat yendu leen ak jàmm coronavirus mi ngi ci réew mi te day faat du monde des sous-mouillés Brésil 2022 ginnaaw jaloore gu ñu def Sénégal ba jël CAN bi staff technique bi ak équipe nationale Sénégal yëpp tàmbale nañu tournoi détection depuis altine gi ñu génn. waaw loolu nag ni ki démb lañu ko tàmbale foofu ca banlieue bu Ndakaaru lépp rek ngir gën a nag yaatal équipe nationale bi ngir nag jëm ci waayum wàccaayu coupe du monde bu ñu fas yéene amal ci atum 2022 foofu Brésil li ni mel nag staff technique bi gis na ni faaw nag ñu gën ko yaatal boole ci tamit yeneen gox-goxaan yi nga xam ne am na ay talent yu fa làqatu bu ñu sukkandikoo ci Abdoul Aziz Dieng mi nga xam ne mooy tàggat gaynde Sénégal yu sous-mouillés yi ñu teewlu ay kàddoom. ñu ci wàccaayu coupe du monde bi fële ci Brésil. waaw tey nag ñu organisé woon benn tournoi de détection. pour gën a non seulement ubbi bi xoolaat ñeneen football yi nga xam te ñoo nekk ci Sénégal. ci altine ji fële ci stade Diombo Malick defoon fa ñeent joŋante. voilà donc bu 3 heures jotee donc Pikine dina daje ak Thiès. ñeenti waxtu si jotee. Ngéej dina daje ak équipe bu Casamance bi comme ça 30 minutes après. donc def final bi donc tournoi bi genre tournoi non soble rek quoi parce que vraiment pour gën a détecter mais aussi mayala xale yi tuuti doola seen tànk yi daal voilà donc loolu mooy di nga xamante ni mooy programme. mi ngi noonu sunu gaynde yooyu moom am nañu yaakaar ci ñoom ndax jaloore gu mag gi ñu def njëkk fee andi CAN ñu wax ci jeu d'échecs Pawantumub ak tournoi interclub yi nga xam ne ñu ngi tàmbali di relancer discipline bi. waaw boobu nag bu ñu sukkandikoo ci président bu nag promotion bu jeu d'échecs moom mi la gis na ne daal li ni mel day gën a nag yaatalaat boobu la discipline di jeu d'échecs fii ci réew mi kii di Amadou Lamine Cissé lay wuyoo ñu teewlee kàddoom. yàgg na trop def na plus de 20 ans xanaa defuñu championnat bi lu ko waraloon mooy période wu instabilité ñu nekkee woon rek noonu ba pare échec nag dafa nekk sport boo xam ne comme sport individuel la donc ay championnat club nii du attiré woon intérêt bu bëri mais gis nañu ni que bii bi ñu ko defee quand même nit yi ñëw nañu fekk si nañ ñu mu nekkoon événement bu rëy boo xam ne kontaan nañ ci donc voilà. waaw 2022 assemblée générale. ça va être un moment important suñu si tolloo moment boobu club yi ñu ngi leen di demander ñu continuer liggéey continuer structuré wu def seen démarche comme ça ñu am parce que ba léegi CNP la ñu nekk bëgg nañu egg fédération comme ñëpp loolu mooy gën a yombal liggéey bi pour ñëpp tamit donc test bi ñun instant yi nii mooy suñu cible parce que échec moom soo demee ba commencé ko jouer 18-20 ans sax xamal ni commencé na trop tard commencé na weesu donc xale yu ndaw yi ngeen gis ni ñooñu la ñuy jël en charge mooy nekk suñu priorité 2022 di leen organiser de façon régulière ay tournois bëgg nañ di leen defal benn tournoi open au moins tous les 2 mois pour d'appeler leen yombal seen progression. mi ngi noonu kon boog échec amat ñu wax ci jeu de dame Pawantumub ak tournoi dame bile ànd ak innovation ñu ñuy duppee les grands maîtres ñoom dominé nañu bu baax a baax espoir yi. waaw mu mel ni nag kon espoir yi dese na leen nag lu bëri ngir nag ñu fekk ji les grands maîtres loolu nag moo doon tournoi bi nga xam ne dame innovation bi nga xam ne tam si bari moom moo ko nag amaloon ci week-end bi gis na ne daal li ni mel nag dina tax tamit ndaw ñi gën a mën a am expérience boo xam ne dina mën a permettre ñu mën a daanaka dem ci yeneen compétition yi nga xam ne ñoo ngi koy waajal fépp ci àdduna bi Tamsir Bari yi la kàddu la dénk ko kii di Sadio Abibouka. tournoi bi comme ni mu leen ko waxee sànq si tubaab aller et retour la woon donc aller ba effectivement grand maître yi ñoo gagné nettement am nañu 4 victoires bon retour ba aussi am nañu ñaari victoire bon soo xoolee loolu da ngay ne ñii daal vraiment yegguñu si niveau grand maître yi mais boo demee ci biir da nga gis ne quand même si 32 matchs la ñu def si ñaar yëpp fanweeri match ak ñaar bon 22 matchs ñoo été ay matchs nul lañu donc ça veut dire que aussi quand même espoir yi am nañu niveau donc li leen manqué rek mooy expérience bon am na ay ndax ñu leen dàq bon da ngay xam ne manque d'expérience moo tax ñu dàq leen donc bu ñu continuer di def ay tournois je crois que dinañu am loxo ñëwaat.
ñu wax Pamante Mboup ci karting yi nga xam ne tàmbaliwaat na ay activité am ginnaaw juróom-ñaari weer yu nga xam ne toog noonu ko te amul compétition. di Jérémy Sassoin mi nga xam ne moom nag moo ngi ñàkkoon bakkanam foofu ca piste yu Léopold Sédar Senghor bokkoon ku xarañ loolu nag ci boobu la discipline waaye nag gannaaw li ni mel li jëm nag ci wàllum compétition yi tàmbaliwaat nañ ko foofu ca stade Léopold Sédar Senghor en tout cas Gilbert Dacruz bi nga xam ne moo nekk directeur des courses gis na ne daal liñ ci nag indi ren mooy nag def seen kéem kattan ba nag pilote yi nga xam ne ñoo yëngu ci boobu les discipline ñu gën a mën a miin nag yeesal yu bees yi nga xam ne indi nañ ko ci lu jëm ci wàllum karting bi ñu teewlu kii di Gilbert Dacruz. importance course bi mooy fu mu nekk nii tey la première journée bi problème bi kay mooy comme Covid bi li ñu arrêté woon entraînement yi ak course yi ak yëpp léegi tey la première journée bi dans la mesure où duñ ko waroon def en novembre mais compte tenu retard bi moo tax ñu andi ko tey kon course pilote yu bare entraîné wu ñu woon mini woon seen carte léegi moo tax nag tey course bi xaw a metti parce que ñoom yëpp ñu bare miinu gu ñu seen carte yi et consort te am na ñoo xam ne di nga leen déclassé dugg ci beneen catégorie loolu il faut nga am temps pour que ñu miin seen carte yi pour mun a daw bu baax quoi. ñu jeexalee xibaaru tàggat yaram bi Pamante Mboup ak programme championnat européen yi ci talaata gi waaw ci talaata gi kon nag tey jëlee ci ngoon la ñuy nag door lu jëm ci wàllum fukk ak juróom-ñaareelu bëccëg foofu ca Angleterre 19h30 jàppal ni kon Brentford mooy dalal ñi di waa Manchester United 19h45 moom ci diggante Norwich City la ak Aston Villa 20h Manchester City bi nga xam ne moo nekk ci bopp championnat bi waxtu wi mooy dalal ñi di waa Leeds United foofu ci Allemagne moom seen fukk ak juróom-benn lu bëccëg kon tey la ñu koy door 17h30 Stuttgart la ak Bayern Munich bi nga xam ne mooy leader bi 19h30 Wolfsburg ak Cologne la Mayence mooy dalal ñi di waa Hertha Berlin Bochum moom day dem foofu ca Bielefeld kon Mohamed Diop li ma fa gënoon fës jëm ci wàllum xibaaru tàggat yaram ñu joxante dig daje rek ni ki ëllëg kon 12h dañ ci ànd ak Birame Diadji Touré 13h El Hadji Mouhamadou Mansour Diop le député du peuple. le député bi jërëjëf yow itam Pamante Mboup yaatal gi soxal xibaaru tàggat yaram amoon na solo mbokk yi ñu bi xëdu mujj soxal yi xibaar li fi yéene kaay xëyee ak Mantoulaye Thioub Ndoye